asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci ITV bisimilah ci xibaaru marax wi ci talaatay tey ji ñu jukkil leen li ci gën a fës. dañu koy dooree ak bés bi nga xam ni moom la ñu jagleel l'armée gi kii di président de la république nag moom moo fa teewoon moom mi chef suprême des armées delloo njukkal armée Sénégal ak takk der yépp ci liggéey bu rëy bi nga xam ni def nañ ko jëmale ko ci xeex mbas mi ci Sénégal mu daal di rafetlu lool seen taxawaay ak lu ni mel am na yi tamit ay promotion yu nga xam ni jot nañoo génn foofu ñu ràññee ci tamit teewaay bu njëkk bu Idrissa Seck mi nga xam ni moom mooy njiital conseil économique social et environnemental bii nag mooy génnam bu njëkk ginnaaw biñ ko tabbee ak léegi. fële ca Bargny ñi nga xam ni ñoo di waa service 17 nag ñi nga xam ni moom la ñu def moo di rek dem ca l'école ya ginnaaw ubbiteel yi nag mi ngi waaj a am ñu dugg ci l'école yëpp daal di koy pomper désinfecté ko fexe ba tàggale l'école yi ak lépp lu nga xam ni doomu jàngoro la wala bokk mu nekk lu nga xamante ni mën na indi loraange ci élèves yi ginnaaw bi ñu ko tëjee tëj bu yàgg ñoom nag sous brigade bu d'hygiène bu Tëngéej def nañ ci liggéey bu am solo waaye nag ñi nga xam ni ñoom ñoo fa nekk yi tamit profité nañ ci ngir wax mairie yi ñu fexe ba l'école yi am ndox ngir nga cet geeg cetlal gi nekk lu am solo ci biir école yi balaa muy tijji. fële ca Sédhiou du yàgg dara ñu daal di rek daloo li nga xam ne moo di hôpital régional bi ki ko xamle moo di Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram moom nag ma nga woon foofee ca Pakaaw la nga xam ni moo ko fa yóbbu woon nag mooy CRD di ndaje mu nga xam ni moom la ñu jagleel waajtaayu lii di rek fexe ba hôpital ba li nga xam ne moo di hôpital boobu daal di ubbi ci délai yu gàtt waaye tamit ak lépp luy jumtuwaay ñu mën ko faa amal Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi woon ca Sédhiou. Mali daal di ñàkk ku mag muy ki fi nekkoon président di Amadou Toumani Touré Sénégal di ko jooy kii di président de la République di wane tiisam ci génnuk àdduna kii di ATT ci benn tweet président Macky Sall xamle na ni daal ñàkk nañu ku nga xamante ni ku sori ci xolam la nekkoon ni tamit xaritam ki nga xam ne moo di El Hadj Amadou Kassé te génne benn livre bu mu tuddee style ATT moom itamit nee na ñàkk na xarit waaye tamit ñàkk na mag dinañ ci dellusiwaat ci biir xibaar yi. ni ñu leen ko junjee woon ci boppu xibaar yi fële ca camp Dial Diop président de la république moom moo fa teewaloon bés bi nga xam ni moom la ñu jagleel armée bi ci atum 2020 ñu ràññee fa nag génn bu njëkk bu Idrissa Seck président conseil économique social et environnemental kii di président de la république nag rafetlu na taxawaayu takk der yépp ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu doon liggéey jëm ko ci xeex mbas mi ñoom nag am nañ ci taxawaay bu am solo ci rek ndaje moomu ci la ñu profité yi tamit pour rek génnewaale lii di 52e promotion bu école militaire de santé ak 39e promotion bu ENOA ak 15e promotion bu école des officiers de gendarmerie nationale ñoom nag tey ñoom lañ doon sargal di leen génn njukkal ginnaaw bi ñu defee seen formation ba génn ren ji nag thème bi ñi ngi ko amal di wax rek ñii di takk der yi ci lii di aar frontières yi lan moo ci seen taxawaay Adama Sarr Seydina Mbaye. fii ci camp Dial Diop bu Ndakaaru la ñu amalee bés bi ñu jagleel lii di forces armées li ciy xew-xew ren ji nag moo di gën bu njëkk bu Idrissa Seck gannaaw bañ ko tàbbee mu nekk njiital conseil économique social et environnemental ren ji nag thème bi ñu tànn moo di forces armées et protection des frontières mu nekk ab thème boo xamee ne méngoo na ak jamono bu ñu sukkandikoo ci njiiti réew mi Macky Sall. Face aux menaces à la fois nombreuses et complexes. jànnook li ñu duppee ay menaces ngir sàmm kaarangay réew mi nekk na lu jafe waaye tamit lu yaatu loolu loolay waral nag seen taxawaay doon loo xamante ni bii dina am solo bu baax baax ngir sàmm réew mi si mbooleem ñi nga xamante ni bii ñooy cong yu mën a jóge bi ci réew. loole nag buñ ko waxee xel day dem si li nga xam ne moo di cong yi jóge si ay terroristes ak yu ni mel loolee yëpp nag seen taxawaay mënu seen ñàkk loolee lañ ciy xaar. En raison de nouvelles menaces susceptibles de l'affecter. Je pense au terrorisme,
taxawaay bi nga xamee ne armée bi am na ko ci xeex bi ñuy xeex mbasum coronavirus bi njiiti réew mi daal dina ko rafetlu bu baax mu jàpp ne ñii di takk der yi def nañ seeni liggéey ci ni mu waree. La pandémie Covid-19 en est un exemple. Si à ce jour, mën nañoo jël Covid 19 bi nga xamante ni bii taxawaay bi ngeen ci amal tamit nekk na lu mucc ayib jàppale gi ngeen jàppale réew mi ba tey jii ñu daal di pekk jàngoro ji te mbooleem lépp loo xamante ni bii jëmoon na ci xeex bi def ngeen ci seen loxo moo xam li nga xam ne moo di doxal état d'urgence bi waaye tamit sàmm kaaraangay réew mi te it sedd lay dund bi nga xam ne jagle na woon ka askan wi loolu yëpp def ngeen ci ay jéego yu yaatu. leur concours lors de la distribution des aides d'urgence à nos populations. leneen li nga xamee ne njiiti réew mi àdduna ci moo di caxat-caxatee yi nga xamee ne ñu ngi koy def garab ya nekk ca Casamance njiiti réew mi nag di ñaan armée bi mu gën a wéyal xeex bi ngir dakkal li ni mel. C'est dans le même état d'esprit que nous devons rester mobilisés. wenn doxalin woowee nag la ñu mën a wéyal ngir xeex li nga xamante ni bii moo jëm ci caxat-caxatee gi ñu caxat-caxatee àll bi ñu koy duppee trafic de bois loole nag mën a nasaxal àll bi nga xam ne moo nekk ci suddu réew mi te loole it dafay indi ay jafe-jafe yu yaatu boobu lee taxawaay ñu ngi ciy ñaan ñëpp bu ci kenn dellu ginnaaw ngir ñu mën koo saafara. Qui détruit notre biodiversité et appauvrit nos populations. ñetti école nag moom lañ doon sargal tey jii mu bokk ca juróom fukk ak ñaareeli promotion bu l'école militaire de santé bi nga xamee ne nag léegi kii di médecin général de brigade Boubacar Wade lañ ko tuddee ak fanweer ak ñaareeli promotion bu école nationale des officiers d'active bi nga xamee ne colonel Gana Ngom lañ ko duppee ak itam fukk ak ñetteeli promotion bu école des officiers de la gendarmerie nationale ñu daal di ko tuddee lieutenant Patrick Bayandouka Sagna. yeneen soldats yu ràññeeku lool mooy soldats yi ñu tuddee les soldats de l'hygiène muy waa service d'hygiène fële ca Bargny nag ña nga woon ca l'école ya di ko pomper ngir rek daal di tàggale école yi ak lépp luy doomu jàngoro balaa ñuy ubbi ba xale yi bu ñu ñëwee fekk lépp ni boy set wecc waaye nag ña nga xam ni ñoom ñoo fa nekk di njiital école yi ñu ngi woo mairie yi ngir daal ñu fexe ba ndox mi xale yi di jëfandikoo ñu mën koo am ndax école yu ci bari am nañu jafe-jafey ndox te pour dëppoo ak li nga xam ni moo di set geek cellal gi ak i tamit protocole sanitaire faw ñu amum ndox. Babacar Seck. coobi teg l'école bi ñu dëgmal la mu soxal ndongo yi lu tolloog ñaar fukki école ci Bargny service national d'hygiène pompé nañ leen commune ba jël na matukaay yëpp ngir lépp yem. élèves yi itam dégg naa ne di ñu ñëw alxames normalement ñu ngi leen di souhaiter itam ñu ñëw dans les meilleures conditions possibles en tout cas maire bi en ce qui la concerne dina jël ay dispositions pour mën leen a faciliter seen toogaay ci biir classe yi seen nekkaay ci biir kuuru école bi et cetera et cetera. jàngalekat yi nga xam ni ubbi nañ ba pare ci école mixte A ak B bu Bargny seen xel dal na ci jéego yi nga xam ni teg nañu ko. toujours jàngale bu laa am xale yi dañu war a nekk ci sécurité ñu nekk ci sécurité ba ñu tal li ñuy def daal léegi service d'hygiène action bi mu def ni ñun dañ ciy kontaan c'est une action citoyenne vraiment ñëw intervenir ci école bi pour sécurité élèves yi ñëpp xam nañu action bi ñuy def lan la ñu ci jublu. saytu école yi ndax xale yi aussi dañoo war a sàmm parce que ñoom aussi bu fekkee ne vraiment am nañu ay tolof-tolof dañuy ñibbi seen kër te dañu ko fay yóbbu donc service d'hygiène li muy def ni action citoyenne la non seulement mi ngi ko def école yi mi ngi laal élèves mais aussi mi ngi aaral les populations. fexe ba l'école yëpp am ndox ndax ndongo yi mën di ko jëfandikoo woote boobu la major bu brigade d'hygiène bu Tëngéej def. école ba xam ne amul ndox feebar dafay yomb te feebar su fa yombee xale yi duñu am xam-xam donc loolu lu am solo donc maa ngi wax les APE écoles yi nañ fexe ba ñu am ndox parce que ndox su amee lépp dina normal mais école yoo xam ne day ubbi ba pare xale yi bugg a ndox amuñu ndox aussi baaxul maa ngi interpellé APE ak aussi les communes ñoom ñu jàpp ci ba école yëpp am ndox daal en tout cas su defee daal dina mun a xeex mbas mi. bu dee ni sax mbas mi mu ngi dellu ginnaaw ci réew mi ñi ngànk njàng mi ak njàngale mi ñu ngi woo jàngalekat yi ñu wéy di jël seeni matukaay.
jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram gi di Abdoulaye Diouf Sarr ma nga woon ca Pakaaw foofee nag ca Sédhiou daal dina fay amal benn CRD di ndaje mu nga xam ni lañ ca jublu mooy waajal ubbiteg lii di hôpital régional bi ba tax na daal jël nañu matuwaay yëpp waxtaan nañu lépp ba bu ne rek ab diir bu gàtt ñii di waa Sédhiou dinañu gis seen hôpital régional ñu daal di koy daloo correspondance ca Sédhiou Ousmane Demba. bi ñu ko tertu ca jënde jëwriñ bu ñu dénk wërgu yaram amal na doxum nemmeeku ca hôpital régional bu Sédhiou mi nga xam ne ñu ngi koy tabax laata muy teew ca CRT ci njeexteel ndaje mi Abdoulaye Diouf Sarr dalal na xel askan yi Sédhiou lu jëm ci hôpital bu bees mi war a tàmbale liggéey weeru janvier bu ñuy demal. dañuy préparer ubbi hôpitalu Sédhiou hôpital régional de Sédhiou. CRD bi nag li ko tax a jóg mooy fexe ba bu ñu joxee caabi yi fin décembre bu ñu si tegee si semaine bi semaine boobu rek mu ubbi loolu nag il faut que ñu préparer bu ñu ko préparer wul dañuy xaar ba jot caabi yi commencé wax naka la ñuy ubbee loolu la ñuy bañ. ca kanam jaraaf commune yi jawriñ bi séri na ni nguur gi mi ngi def ay jéego ci wàllum wérgu yaram. Son Excellence le président Macky Sall si biir plan Sénégal émergent daf ne wàllu santé daf ko soxal lool si axe 2 bi ni mu ko soxalee mooy dafa bëgg ñu am si. ñaari accessibilité yu am solo lu ñuy wax accessibilité financière ak accessibilité géographique accessibilité géographique boobu moo tax ñu jël hôpital bu niveau 2 indi ko mu gën a jege population yi pour bañ nit di fi jóge di wuti feneen accessibilité géographique moo tax mu fekkoon fii centre de santé Samin ak Goudomp ñu yàgg fi lool parewul ba mu ñëwee mu pare ko rapidement accessibilité géographique boobu moo tax amul woon effectivement dispositif yu bëri fii si biir région bi te boo gisee tey am na fi loolu nag tey wane ne moom li ko intéressé mooy population yi ñu mën leen jàpp bu baax jàpp population yi dimension accueil ak urgence daf si am solo. ñu bari ñi jëloon kàddu ci ndaje mi rafet nañ tabax hôpital régional bu Sédhiou waaye fàttali nañ tamit nguur gi war na xoolaat bu baax lu jëm ci wàllum équipement ak lu jëm ci garab yi ci poste de santé yi ak tamit jafe-jafe yi ñàkkum ambulance jur ca gox-goxaan yi. jëwriñ ji di Abdou Karim Sall ginnaaw bi ñu ko delloo ci boppu département bi mu yoroon askan bi di ko ñaan mu wéyal programme bi nga xam ni mi ngi ko doon doxal te ñu gis ci seen bopp bu baax waaye tamit ñu koy rek ñaax ngir mu gën a jël ay matuwaay ci bande de filao yi nga xam ni ñu ngi koy caxatee te loolu yi tamit bokk na ci lu nga xamante ni day yàq alom gi rawatina barab yi nga xam ni ñoom ñoo jege géej gi ci diwaan yooyu Aminata Ba Souleymane Bang. waa ji diwoo jëwriñ bi yore wàllu pa alam gi Abdou Karim Sall mi ñu delloowaat ci boppu ministère bi ngir mu daal di wéyal programme yi mu tegoon. benn point précis man maa ngi koy xaar ci point boobu noonu boo leen xoolee Dakar par rapport ak déchets plastiques yi boo leen xoolee seen ginnaaw di ngeen gis ne plastique yi bari na xaw ma yan mesure la ñuy jël pour ces déchets plastiques. mais gis nañ ne ba léegi Dakar ni mu meloon par rapport à ces déchets plastiques ba léegi dafa continuer plastique yi moom sonal nañu. Sénégal man je dis que par rapport ak dëkk yi ma jot a visiter ci àdduna bi Sénégal dëkk bu salte la te loolu pratiquement ñu xam yeneen dëkk yi xam fii xam nañ ne Sénégal du dëkk bu set dëkk nag nit ñi dañu war a liggéey pour que ñu setal ko. Adama ñu dajee ak moom ca Almadi muy woo jëwriñ ji mu def lépp ba xeex ñi gor garab yi. garab yi ñuy dagg yooyu c'est pas bon tu as vu bon ji ma fexewaat parce que taw bi li ko mën a indi surtout mooy il faut que mu am ay garab bu ñu bëggee jël garab yi aussi bon tu vois dagg leen du dem parce que ndox mënuloo ko am te amuloo garab tu as vu ji ma essayé waat xam nga. ñu fexe nu ñu def fexe daal ba planté waat garab yi bon bu ko defee taw bi mën di ñëw comme il le faut quoi. eaux et forêt yi ñu gën leen a jàppale jox leen ay jumtuwaay ñu gën a mën a liggéey xam nga loolu mooy solution bi quoi man loolu laa gis. askan wi ñu dajeel di xaar ci jëwriñ ji yore wàllu pa alam gi Abdou Karim Sall mu gën a farataal liggéey bi ngir daal di aar biodiversité ak tamit xeex changement climatique.
fële ca Ndar ci wàllu programme bi nga xam ni moom la ñu duppee rek ñoŋal amub liggéey ci Sénégal te nga xam ni Union européenne ak agence française de développement ñoom ñoo ci dugal ay koppar ñii di ADPME amaloon nañu ab tàggat bu am solo jëmale ko ci ñii di nappkat yi ngir ñu développer lii di pisciculture maanaam fexe ba nu ñuy def ba mbayum jën daal di gën a ñoŋ foofee ca diwaanu Ndar ki nga xam ni moo di njiital ADPME waxtaan na ci ak Momar Alice Niang Idrissa Diabira ñu déglu ko. C'est une formation extrêmement importante. formation bu am solo la ci wàllum wutal doomu réew mi liggéey agence France développement ak Union européenne di ñu ci jàppale bu baax ñu bëgg jàngal moolu Saint-Louis yi lépp lu jëm ci pisciculture maanaam yar ay jën lu am solo la ndax fi ñu toll nii alam bi mu ngi soppeeku te jën yaa ngi wàññeeku boole ci jafe-jafe yi nekk ci dem nappi au large liggéey bi nag pour Sénégal la ak àdduna bi yëpp li waral projet bi mooy wan mool yi naka nañu mën a nekkee ay entrepreneur GIE yi jën bu bëri bu ñu mën jaay jàppale seen doom yi ak seeni mbokk yi ñun nag waa ADEPME projet yu mel nii day tax ñu xam jafe-jafe yi nekk ci napp gi ngir ñu xool nu ñu jàppalee ñi ciy yëngu. à être des entrepreneurs piscicoles. ci wutum liggéey moomu sax la ñuy desandi li nga xam ne rek moo di investissement yi ñu dugal ci réew mi ngir wutal ndaw ñi ay liggéey joxewul résultat yu baax loolu nag ki ko xamle moo di Pape Demba Lo di expert financier moom nag mi ngi wax rek ni faw structure yooyu nga xam ne taxawal nañ leen te def ci ay koppar ngir ndaw ñi am ay liggéey ñu jàll leen joyanti xoolaat seen taxawaay Pape Demba Lo ci micro Adama Sarr. soo ñëwee amuloo koom-koom amuloo xaalis. amuloo surtout perspective ak ay opportunité loolu c'est vrai que daf lay pousser à ce que nga jéem a génn réew mi yooyu nag moo tax lépp li nga xam ne gouvernement yi ñu ngi ko fiy def depuis 30 ans nekk na loo xam ne dañ ko war a toogaat xoolaat ko de manière dépassionnée xaw ma loolu nu ñu koy mën a waxee en tout cas ci dal rediscuter it ponk yi nga xam ne ci loolu la ñuy tëral xëyu ndaw yi ponk yooyu pour man yu ci bëri day nekk loo xam ne day niru lu normal lu évident alors que évident wul nekk na loo xam ne dañ ci war a pousser réflexion bi maanaam xalaat bi ba mu sori dinañ ci gis ne lu bëri war nañ ko ci mën a changer ci aussi ak dispositif bi maanaam agence yi nga xam ne ñoo leen di jàppaleeg lépp loolu yëpp war nañ ko ci mën a xoolaat daal. waaye man du ma wax dañoo lajj man disons que li gouvernement différents gouvernements yëpp di wut depuis Diouf. qui voulait ça avec la direction de l'insertion et de la réinsertion Wade FNPJ ak yooyu yëpp agence yu si bari moom moo ko créé bi régime bi ñëw dafa gën a rationaliser créer aussi DER ak peut-être yeneen agence ak Prodac yu mel noonu yooyu yëpp nekk na loo xam ne lañ ci doon séntu maanaam dabuñu ko. ngir xeex li nga xam ni moo di nag mbëkk mi Barça mbaa Barsàq ji kii di Alioune Dione di expert en politique économique nee na daal faw ñu daal di xoolaat saytu li nga xam ni mooy mën-mënu suñu ndaw ñi waaye tamit xool suñu suuf si lan moo ci nekk ci ay richesse nee na nag bu ñu xamee lu ni mel dinañu mën gaaw utal ndaw ñi liggéey waaye tamit loolu liggéey boobu moom mooy tax ba lii di Barça mbaa Barsàq ji dakk ndax xale yi bu ñu amul liggéey amuñu lu ñu suturloo boo moytul dinañ dem ci géej gi Njoon ñu déglu ko ak Adama Sarr. liggéey ni nga koy créer mooy dama koy wax ñun ci suñu gis-gis ñu di ko tuddee économie immédiate économie immédiate mooy koom gu sës immédiat nekkul léegi-léegi boo nee immédiat rek ñu yaakaar ne léegi la le temporel déedéet même dictionnaire boo fa demee immédiat daf la wax d'abord le spatial ce qui précède et succède dans le temps et dans l'espace sans intervalle li sës alors économie bi sës nag moom la ñu fàtte woon ay at état bi mosu ko xalaat organisation internationale mosu ko xalaat donte xam nañ ko awuñu foofu parce que arrangé wu leen parce que système bi am moom la ñu bëgg mu nekk mooy système monde boobu nga xam ne tey moo indi mondialisation dama am chance gisee ak Samir Amin 1 mois avant muy décédé à Saly léegi moom ci boppam bi ma ci waxtaan ak moom dafa amoon mbégte lool di ma encouragé léegi système boobu ñoom bu ñu ko xamee it bëgguñu ko arrangé wu leen parce que day tax ñoom dootuñu mën a téye tënk économie bi téye ko seen loxo boo xoolee di jëfandikoo waa réew yooyu ak ci président yi di influencer donc loolu moo tax bëgguñu loolu te li tax économie boobu ñu war ci aw mooy tey boo jëlee tey li nga xam ne yépp mooy jëlee xaalis bitim réew du fi dugg ak li nga xam ne tey
moom la Sénégalais yi nekk sax bitim réew di indi koom gi fi nekk moo ëpp fukki yoon loolu kon problème am na donc foofu te loolu laaju leen lu dul nan la ñuy structurer nan la ñuy lëkkalee nan la ñuy mettre en réseau nan la ñuy defee approche coopérative ba nga xam ne tey diggante production bi ak opérateurs yi wala transformateurs yi ak consommateurs yi mu am benn lien boo xam ne day mën a contourner maanaam multinationales yooyu produits yooyu di étouffer nga xam boo liggéeyee tey doo ci mën a jëriñ parce que noonu mooy façon bi gën a rey nit. fukki fan ci weeru novembre atum 2016 fukki fan ci weeru novembre atum 2020 ñeenti at orchestre Baobab bu Dakar ñàkk ku màgg ku mënoon a woy lool di El Hadji Ndiouga Dieng waaye nag du moom rek la orchestre Baobab ñàkk ndaxte yi tamit Balla Sidibé ak Issa Cissokho dëddu nañu loolu nag tax na ba groupe bi am ay perte yu mag waaye ña nga xam ni ñoom ñoo ko sos ba léegi ñi ngi def seen kem kartan ngir lii di orchestre Baobab wuy di bégal ñi nga xam ne ñoo di salsero yi Pape Ibrahima Ndiaye Bara Sow ay tànkam daanaka teg na ko ci réew bu ne baatam jib na ci salle de spectacle yu gën a mag ci àdduna si waaye tey ji nag muy xeex ak jàngoro bii di méningite gannaaw ñetti at mu tëdd ci lalu hôpital bi Rodolphe Clément Gomis ñu koy woowee Rudy mi ngi def kéemtalaay kàttanam ngir am li nga xam ne mooy wérgu yaramam mu doon membre fondateur orchestre Baobab am ay jafe-jafe ci wàllum santé waaye fàttewul benn yoon histoire groupe bi nga xam ne ñi ngi ko taxawal ci atum 1970. Adrien Senghor moom mu ñëw bis ñu dem fekki ay suma yeneen naataango yi nekk Miami. doon benn waaye gannaaw ay at ñu daal di dominer li nga xam ne mooy scène musicale sénégalaise bi Baobab daal di am tekkaaral ay membre am ku nekk retrouver ay activité am waaye gannaaw fukki at ak juróom kenn déggu leen orchestre Baobab Rudy ak ñi nga xam ne ñoom la àndal daal di reprendre seeni activité te loolu nag fàttewu ci benn yoon taxawaayu Ndiouga Dieng. boo jëlee morceau Ndiouga Dieng bu gën a siiw mooy bul ma miin morceau buñ ko bàyyoon nu mu ñëwee dafay nekk morceau mbalax pur et dur mais dañ ko ñëw changé ko ba bu la neexee nga fecc ko mbalax bu la neexee nga fecc ko salsa bu la neexee kii yooyu mais même tubaab yi morceau boobu dañ ko bëgg. Rudy Gomis ak Ndiouga Dieng dañoo déggoo woon loolu te mel ni sax ay frères ci scène bi waaye gannaaw bu mu servir Sénégal jaarale ko ci orchestre Baobab Ndiouga Dieng daal di génn àdduna 10 novembre 2016 mu nekk tiis bu mag ci Rudy Gomis. benn bés moo ne méttane man jël suma puus-puus bi jënd suma néeg taxaw si balcon bi ñuy jëlee nit di ko yóbbu boobu suma jabar a ngi toog foofu mu ne mais ma ne suma jabar mi ñii yëpp di romb nii ñu si gën a bëri dañu sore rek mais ñu si gën a bëri xam naa leen de mu ne waaw xam naa dafa am ku gaañu fii kii ndekete Ndiouga la ñu yóbbu noonu mais médecin bi moo leen ne bu leen ko wax Gomis parce que moom il est dans un état grave lui aussi bu leen ko wax ñu yóbbu. ci groupe bi mu jàpp ne dafa war a taxaw temm gu gunge génération yi nga xam ne ñoo fi ne. Ndiouga Dieng Balla Sidibé Issa Cissokho dëddu waaye tamit keneen ku màgg dëddu na ca Mali muy président Amadi Toumani Touré président Macky Sall nag ci benn tweet bu ñu gis ci compte Twitter am nee na daal am naa naqar ak tiis lool ci génnuk àdduna son excellence Amadi Toumani Touré nekkoon fi njiitu réewu Mali maa ngi rek di ko ñaanal di wax ni daal ku màgg jóge na fi waaye tamit di rek jaale njabootam ak peuple malien bi ki nga xam ni xarit la waaye tamit frère la woon ci man yàlla na ko yàlla yërëm loolu la président Macky Sall daal di tweeté ci loolu la ñuy desandi ki nga xam ni également moom moo di El Hadji Amidou Kassé moom nee na yi tamit ñàkk na mag ñàkk na xarit moom El Hadji Amidou Kassé moom moo fi bindoon sax benn livre daal di koy jagleel Amadi Toumani Touré mu tudde woon ko le style Toumani Touré ngir delloo rek njukkal ku nga xam ni jàpp na ni démocrate bu mag la woon waaye tamit nit la woon ku nga xamante ni nii xam-xamam ak yërmandeem ci tuut tànk yi kenn ñëpp ràññee woon nañu ko ñu déglu El Hadji Amadou Kassé. ñu ngi bëgg jaale peuple malien ak peuple sénégalais ak jabootu Amadou Toumani Touré ak peuple malien yëpp peuple sénégalais
gi ñàkk nañu góor bu baax ñàkk nañu démocrate kii jiite woon Mali 1991 ci transition bi fa amoon ba joxe léegi professeur Alpha Oumar Konaré dem élection 2002 gagné ko jiitewaat Mali 2002 ba 2012 kenn musul gis prisonnier politique ci Mali kenn musul gis prisonnier ngir sa xalaat wala ngir li nga wax ndax li nga wax ATT yërëm nit doomu aadama la woon ndaxte bi mu jógee ci pouvoir bi 1991 dafa investir dox lu bari ak lu am solo ci wàllu gune yi dem di tabax ay école di tabax ay dispensaire di dimbale gox yi ñu am ndox mu sell wala am électricité wala am ay yoon yu baax yooyu yëpp ngir xale yi mën a nekk ci anam yu baax ngir mën a ëllëg bu ñu màggee jëriñ seeni réew ATT dafa woon aussi nit buy woyof ràññee ay xaritam jàpp leen téye leen bu baax a baax ak ñaari loxo moo tax ñu ngi koy jaale ñëpp dina yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaari àjjana. Amady Toumani Touré dëddu ñu koy jàllee waa Mali yëpp rawatina communauté malienne bi nekk fii ci réewum Sénégal di ko ñaanal yàlla teru ko ca àjjanay firdawsiya ñu daal di wax jëmale ci lii di woppi coronavirus ji ci talaatay tey ji yemoo ak fukki fan ci weeru novembre ci juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari test yu ñu amal juróom-ñeent ñoo ci ñëw am doomu jàngoro ji muy ñaari cas yu nga xam ne importé la ci aéroport international Blaise Diagne lañ ko ràññee am juróom ñaari nit yu ci am jàngoro ji ñu tudde leen cas communautaire maanaam kenn xamul ku leen ko wàll fukki nit ak ñaar wér nañu ba ñibbi seeni kër benn cas grave bu nekk Sowétas rek la ñu ci ràññee benn nit ñàkku ci bakkanam niki démb ak tey li nga xam ne nag moom la ñu ràññee moo di ni ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn nit ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan bi woppi coronavirus di duggee ci réew mi ak léegi fi mu toll nii nag ñi nekk ci lalu hôpital yi ñi ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar kot rek dong yàlla na gën a dellu gannaaw ci ñu daal di àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram ak jongante bi war a dox ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau niki suba lay am ca stade Lat Dior bu Thiès bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee loolu nag mi ngi jëm ci ñetteel ak ñeenteelu journée bi ñu jagleel lii di rek Coupe d'Afrique bi war a am ca atum 2022 li nga xam ne nag moom lañ ci ràññee rek moo di ni jamono ji daanaka gaynde yi ñu doon xaar yépp ñëw nañu ginnaaw nag bi ñu ràññee ñi nga xam ne duñu bokk ci jongante bi ndax dañu am ay gaañu-gaañu muy Saliou Ciss Diao Baldé Keita Famara Diédhiou Idrissa Gana Gueye Aliou Cissé woona Sada Thioub moom teew na ak Naby Sarr moom itamit teew na ñoom Sadio Mané Crépin Diatta ak i tamit suñu ñaari góol yi Gomis ak Mendy ak Sissoko ñoom ñëpp daal ña nga fa fi mu toll nii daanaka groupe bi yëpp jamono ji may wax ak yéen ña nga ca Thiès di def seen tàggatu bu mujj suba nag la jongante bi di am ñuy ñaanal suñu gaynde yi yàlla may leen ci ndam beneen jongante bi fukki fan ak juróom lay doon ci weer wi fële ca Guinée Bissau jàngeen jëf ci teewlu bi ñi ngi jaajëfal ñëpp ñi jàpp ci liggéey bi ba mu yéwee ñu daal di delloo lenge yi kii di Khalifa Diakhaté mu wéyal liggéeyam ca geneen wàll ga jàngeen jëf ci topp gi ngeen di topp programme mu groupe E-Media